salaamaaleykum am internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla ci ni ngeen ñu toppee seen émission bi di Dakar Buzz social Dakar Buzz social tey jógee Dakar ñëw ba fii ci Ndar li ñu fi indiwaat nag mooy kaaw suñu jigéen boo xam ne dafa amee dialyse nga xam ne ñëw nañ fi benn yoon ñëwaat fi ñaar yoon tey mi ñetteel bi yoon parce que cas bi moo toll foofu parce que dafa sonn toll daanaka ci phase finale Dakar Buzz social ni dafay ñëwaat ñaanalaat ko ndimbal pour ñu mën koo jàppale mu mën a faju mais su ngeen gisee ñu tegale ñetti yoon di fi ñëw rek c'est parce que cas bi am na fu mu toll ñu ngi sant yàlla ci ni ngeen ñu toppee nag di ñaan yàlla def jàmm ak xéewal ak sutura mais nañ ko jàppale ndax sonn na te dialyse yaakaar naa dafa laaj ay moyens te li mu yor lépp def na ko ci yaramam dañ ko jàppale ñu ngi fii ci dara am Malika laa ci àndal am ñu dem. jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla ci ni ngeen ñuy toppee ci émission bii di Dakar Buzz social di santat yàlla bu baax di wax alhamdulilahi rabil alamin di gërëm ñi ni jàppale ci émission bi muy bonne volonté yi tàmbalee ko ñu nekk fii Sénégal nga xam ne léeg-léeg ma dugal kaa muy am fu mu la yegg léeg-léeg ma dox ci mbedd sax nit daw dab ma daal di may dàqi ba jàpp ma dab ma ne ko ñu nuyoonte mu ne ma dama laa yàgg a ñaanal te gisuma la daal di yëkkati téeméer ne ma am téeméer boobu dafay mel ci man 1 million ci man parce que damay xam ni coono bi mu daj pour dab ma ba démb ci mujj nit defaat na ko tey bu amoon ay millions jox ma ko kon xëy na moom xeeb na téeméer boobu waaye lu rëy la ci man may ñaan yàlla may ko ba li mu bëgg a def mu def ko di gërëm tam ñi nekk diaspora bi nga xam ne diaspora bi niveau bu émission bi yegg diaspora bi ko fa yóbbu aussi di gërëm groupe yi Dakar Buzz social an taxaw ñu wériti ñoom sëñ Jili Ndiaye sëñ Maam Mor sëñ Xaadim Sarr soxna Sungom borom daaru soxna Alima jàmbaar yooyu nga xam ne saa su ne ñi nga dajal seen ñaq di ko jox ñu néew doole Sénégal te ku ne xam ne àll daa métti mais dañ koo boole ci seeni programme di gërëm tam Dakar Buzz social bu France soxna Sungom borom daaru jiite ko moom it dafa liggéey bu am solo moom ñi mu bokkal liggéey di gërëm Dakar Buzz social bu Amérique soxna Seyna bu jiite ko ndax tey Dakar Buzz dem na tey ba sos ay groupe yoo xam ne tey daanaka famille la ñi ngi déggante te gisante wuñu di gërëm waa Amérique yëpp di gërëm soxna Awa Top def te yàlla tax di gërëm soxna Alima di gërëm soxna Fatou di gërëm soxna Aji nday Absolo di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu suma rak Mouhamed Amar di ñaan yàlla gën koo yokk dëgëral ko yàlla dolli ko wér di ñaanal Girif Sugu yàlla dolli ko wér jàppale ko di ñaanal Xaadim Amar ñooñu nga xam ne lu tax saa su ne ma leen di cité rek damaa xam fi ñu toll ci man ak fi ñu toll ci social di ñaanal bonne volonté yëpp. di nuyu itam suma jigéen ji asu sare nekk ba Amérique nit ku baax jël teraanga ju toll ni oto jox ko Fadel pour mu gën koo mën a yombal liggéeyam jee maa ngi ñaan li des sa kanam yàlla nay mbégte ak képp ku la ko yéene ak ñamoon yéene jëndal Fadel oto te yàlla dogalu ko ci ñoom dogal ko ci yow nit ku baax nga ko social nga maa ngi ñaan jee sare yàlla jàppale la te taxaw la jàppale mboolem ki suivre Dakar Buzz social tey nag ñëwaat nañ ci beneen cas boo xam ne cas bu doy waar ñu ngi fii ci Ndar cité ñax ñëw naa fi ñëwaat fi bii mooy 3e fois ma ñëwaat fi li tax 3e fois bi nag cas bi dafa gën a critique dafa gën a metti dafa gën a doy waar parce que dialyse la amee bi ma fi ñëwee bu njëkk joxoon nañ ko 65000 nit ñi doon ko jàppale bi ma fi ñëwaatee joxaat nañ ko 50000 nit ñi doon ko jàppale tey jii cas bi tollaat na foo xam ne tey jii ku dégg ñun waxee si xam ne sunu état de santé demeewul noonu wér gi matewu ko waaye mënunoo tëdd. parce que sunu yaram bi jaamu yàlla yee ko moom heure bu ñu soxlaa dañuy jóg naan ay garab daw fekk si leen ci liñ bëgg cas bi nag toll foo xam ne nag ñu ne actuellement li naan li jot na ñuy tàllataat loxo jaamu yàlla yi lu ci waay mën ci lu baax nga def ko ci te xam ne yàlla moo lay fay lu ci waay mën ci lu baax nga bàyyi ko xel te xam ne yow mi am ñaar dërëm ba denc am na koo xam ne mi ngi ne ci ay problème yoo xam ne bu añee du reer bu reeree du ndékki boole ceeg yàlla teg ci moom natt boo xam ne feebar la boo xam ne tey jii dialyse la amee waaye pour mu xëy sax dem mën a déficience dialyse sax jël taxi c'est tout un problème ndax ki xëy fukki dërëm café te ko su fekkee dafa war a faju traitement dialyse ni mel dana jaaxle ay bokkam dana jaaxle loolu moo tax tey ci ñu xataraayu dikkaat muy 3e fois di 3e émission boo xam ne ñu ngi koy defaat fii ci moom muy sunu jigéen di sunu xarit sonn jaaxle biir bi ngeen gis mu gën a neewi jaaxal ay doomam
jaaxal ay mbokkam ba pare di soutien de famille bu jigéen sësul ci kenn néew doole. loolu waral ñu dikkaat ngir ñaanat ndimbal jaami yàlla yi nga xam ne lu baax rek leen tax a jóg te ku sonn boo ñëwee Dakar ba ñu dimbalee maa ngi leen di tallal loxo lillahi wa rasuli lu ci waay mën ci lu baax nga def ko te xam ne yàlla gis na moom bëtam bi te gis na lépp lu ci waay def yàlla la koy fay. ñu ngi leen di tallalaat loxo di wax ni bii de am nañ yaakaar ci yéen ne buñ ko jàllalee kenn ku ne di nga génn sa ñàq def ko na nga ko defee woon ñu mën koo jàppale mu mën a faju ji parce que cas bi toll na foo xam ne doy na waar lool. Ndeye maa ngi lay nuyu. waaw Fadel maa ngi lay nuyu bu baax. tur bi. Ndeye Awa Traoré. Ndeye Awa ñëw naa fi ñëwaat fi tey fan la yëfi toll ba tax nga jaaxle ba ne ma Fadel il faut nga ñëw boo ñëwul du baax. waaw ndax biir bi dafa gën a avancé léegi liquide bi di gën a yokku ba pare jalis bi nii dangay jalis nii rek mais daal affaire yi daal dama sonn naa mënuma dox sax fii ak douche ba su ma ko defee damay sonn di am ay problème di apat di fat bala may génn jëli taxi sax damay am problème des fois taxi bi mooy ñëw ba ci buntu kër gi ñëw jël si ma waaw. ñaata séance jalis ngay def. daan naa def 3 fois mais léegi 2 fois laay def parce que yaram bi moo ko attanatul ndax bu des fois bu ma defee 3 fois séance yi su ma ñëwee dootuma nekkati damay sonn waaw daf may feebar noonu laay fanaane ba biir set mu soogay bàyyi fi ngay gis nii lal sax mënatuma fi tëdd ndax lal bi bu ma tëddee du ma nekk à l'aise si fauteuil yi laay mujj fanaan ba biir set. jafe-jafe yi ginnaaw bi fi Dakar Buzz ñëwee dafa mel ne nit ñi ñu ngi lay jàppale mais feebar bi dafa yokku mais wàññeekuwul. déedéet delluwul ginnaaw benn yoon tey la gën a métti. lan ngay wax bonne volonté lay seetaan parce que yaakaar naa ne fi ne nii nag li jot na te jaaxle nga te sonn ko si. li ma leen di wax ñu jàppale ma rek te yàlla tax ndax jalis bi métti na faju bi métti na pour nga am ay garab sax des fois problème lay doon waaw paasum taxi yi sax coono lay doon ngay débrouiller fu ne nga dugg fa fu ne nga génn fa pour mën a dem waaw ngay jéem a suturaal sa bopp rek pour mën a dem mu ngi noonu. lu waral biir bi neewi nii. biir bi de affaire bi ci foie bi nee nañu lay jóge benn liquide la buy quitté si foie bi di ñëw ci biir bi mu nekk acide buñ ko génnee dina nekk ay 6 litres wala 7 des fois mu nekk 10 waaw muy kuulew. mooy ëf biir bi ba mu toll nii. mooy ëf biir bi ba mu toll nii te boo ko dindee tey boo xëyaatee suba mu melaat noonu la même chose. nan ngay jànkoonteeg feebar bi ak métit yi ak douleur yi. sa wet yi lay jàpp des fois wet yi ñooy métti day jàpp wet bi ba pare biir bi day wër ba ci ginnaaw bi si ndigg bi nga xam ne doo mën a sax dox des fois doo mën a seet. nga jógee def séance jalis. samedi laay dem ak mardi. jërëjëf samedi lay dem ak mardi ma toog ak Assane doomam di xale bu am courage xale bu am jom xale boo xam ne bu ma gisee kuy nab na ba ci yaayam man dama koy fonk ngir ni ma mel sama wayjur di wax ni li tax ma fonk ko moom mooy yërmande ci yaayam li tax ma fonk ko mooy bëgg a jàppale yaayam li ma mën a waat mooy bu ko yoroon tey du ñaan kenn xale la waaye am na jom am na courage saa su ne mi ngi daw tafu ci yaayam di xool li yaayam bëgg mu ne ci nan ko jàppale. dem na ba ni ma Fadel wax ma benn wax boo xam ne daf ma dugg dama Fadel dem naa ba pare naa pour may sax suma yaay benn rein nan ko dimbali mu jóg rek laa bëgg parce que sama yaay laa am moo may jàppale te lii ma gis muy sama yaay di ko dund métti na te attanatuma ko buñ ma jàppalee pare naa pour may suma yaay rein muy wax boo xam ne tey jii xale bu amul jom amul yërmande ci yaay du ko xalaat kon Assane nuyu naa la. waaw Fadel maa ngi leen nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay. di la remercier si taxawaay bi ndax depuis le début xàddiwuloo depuis le début yaa ngi nekk di taxawu sama yaay malgré tawat nga def nga effort ànd ak équipe Dakar Buzz Social ñëw fii ba Ndar pour defalaat interview sama yaay maa ngi nuyu ñi nekk Sénégal yëpp bonne volonté yi nekk Sénégal ñëpp di nuyu aussi ñi nekk si diaspora bi
waaw di nuyu si ñi nekk si diaspora bi di nuyu ñi nekk fii Sénégal boo gisee tamit ñu woowaat leen ndax ku nekk xam nga ni insuffisance rénale dafa nekk maladie bi nga xamante ni lekkukaay xaalis la tey jii mën nga yor ay millions mais da kay lekk ba mu jeex ndax sama yaay dafa am feebar bi nga xamante ni moom lañ naan insuffisance rénale maanaam comme li nga ko waxee feebaru dialyse te loolu mi ngi ko dal depuis 2018 parce que moom affaire bi tension la ko dikkee tax insuffisance rénale tension la lay dikkee wala diabète moom nag depuis 2018 si la am feebar bi si la rein yi yàqu complètement boobu mi ngi amoon début insuffisance rénale ndax feebar bi pour ma bëgg leeral ka maanaam feebar bi dafa par phase la dafa am début de phase ak phase finale comprendre nga dafa am début de phase ak phase finale te moom si la commencé woon am début insuffisance rénale commencé def dialyse au début pour mu amoon fii place hôpital Saint-Louis c'était un problème mujj gi ñu yóbbu ko Louga mu fay defee dialyse dafa suivre dialyse am ba quelque temps def na fa 2 ans je pense après si la ñëwaat Ndar commencé si lañ ko wutal place pour mu jege famille bi si lañ ko wutal place muy def dialyse au début bon da daan fay 65000 te ñun 65000 képp ñëpp xam nañu boo commencé fay chaque séance imagine nga nit ki di def ñetti séance ci semaine bi dafay 65000 plus ordonnance yeeg médicaments yeeg yooyu noonu tu peux te retrouver ak ay 900000 wala et quelque xam nga dem nañu ba suñu moyens yi demeetul noonu pour ñu lekk sax problème la pour ñu jën fay suñu courant suñu ndox sax problème la passe hôpital yi jour bee rek la nga ko bindal ordonnance benn OPO benn piqûre parce que kii taux de kii woom bi anémie bi dafa am anémie sévère taux anémie bi dafa dem ba wàcc ba 6 te docteur Diagne ngi nii te moom moo ñu doon leeral résultat analyse yi ba mu génnee mu ni ma Assane taux anémie moyenne bi mooy 12,5 bu wàccee ba si suuf rek baaxut te instant bi bon sama yaay mi ngi en phase finale maanaam entre dund ak dee mi ngi feebaram bi am na benn tànk ci kaw suuf am na benn tànk ci dans la tombe parce que aussi feebar bi dafa dina wér. am nañ ci yàqin bi sax mais c'est juste pour wax ni réellement feebar bi lu muy def am nañ ci yàqin parce que boo depuis loolu man xaddiw ma yow it xaddiwuloo mukk xaddiwuñu donc instant bi feebar bi dafa dem ba laal foie bi maanaam foie bi fa lay acide bi di jóge maanaam acide bi dafa réfractaire tout le temps day ñëwaat même boo defee ponction sax pour wàññi ko day ñëwaat donc feebar bi dafa dem ba commencer laal foie bi yow déjà boo waree def transplantation rénale ñu war la may rein te xam nga ni nit ku nekk benn foie rek la am nit mën nañ ko may benn rein ndax nit ku nekk mi ngi dund ñaari rein mën nañ la may benn rein nga deseg benn mais xam na ni bu commencé ba dem ba laal sa foie loolu tamit day xaw a métti ba pare boobaa déjà bu nga ko doon defal transplantation déjà dinañ commencé xool foie bi la moo si yàqu wala genre yooyu dindi vider liquide bi defal ko transplantation te moom instant bi dafa war a dem Belgique pour ñu mën ko defal transplantation rénale bi waaw ndax doxoon naa jéego yi jox papier yi ba lépp mat maanaam instant bi li ñu fi bàyyi rek mooy problème de moyen. coût bi ñaata la pour Belgique. bon coût bi pour Belgique yaakaar naa ne balaa ma koy wax sax yaakaar naa ne tey jii sénégalais yi suñu dëggoo rek que ñu nekk bitim réew que ñu nekk fii bu ñu dëggoon tey somme bi mën na mat tey ndax coût bi lépp dañu soxla 50,000 personnes 50,000 personnes yi nga xamante ne dañuy joxe 1000 francs xam nga te aussi bon damay ñaan bonne volonté yi ndax ñun ñaan rek la ñu am ñaan rek la ñu mën ndax tey jii bonne volonté yi tey jii képp ku si dem ba dis vidéo bi maa ngi lay ñaan nga participer si parce que affaire objectif bi mooy nga participer ak ba pare nga participer loo say morom parce que boo déggee lim bi tey 50,000 personnes nit ñi rek ñoo la si mën a jàppale pour maanaam 50,000 personnes yu mat 50,000 personnes ku nekk bu joxe woon tey di 1000 francs 50 millions yi day mat. Dakar Buzz ñëw na fi ñëwaat fi Dakar Buzz ñaari ñëw yu fi ñëw lan la leen Dakar Buzz indi lan ngeen ci raconté. vraiment moom depuis Dakar Buzz bu mu ñëwee première interview bi demoon nañ ba am 1 million. léegi deuxième interview bi ba vidéo bi génnee ak collecte yu ñu doon def ak yooyu noonu demoon nañ ba am 3 millions et quelques
waaw léegi nag xam nga ni tamit moom bu si coup bu toll noonu yow munoo si def transplantation rénale moo tax ñuy ñaan affaire yi boo leen seetaanee vidéo bi dañ leen koy ñaan li laay war a suuli ngeen partager ko jéem a atteindre le maximum de personnes képp ko joxe rek jéemal atteindre le maximum de personnes nga sensibiliser leen si cas bi ndax cas bi instant bi dafa critique trop te vraiment soxla na ku ko jàppale soxna na vraiment ku ko jàppale ñu jël ko yóbbu ko Belgique tax instant yi moyens yi kese tey jii suñu amoon moyens yi tey jii yaakaar naa moom xool amaana quelques semaines wala un mois 2 mois sax mu jóge fi ndax comme affaire visa yi ngay lijjanteeg yooyu noonu. d'accord Assane tey jii sa digganteeg sa yaay wax nga ma ne dem nga ba wax ma ni ma pare nga pour may ko rein. pare naa pour may ko rein parce que sama yaay li muy dund dafa metti ndax man xam naa enjeu yi xam naa feebar bi lu mu mel. ndax feebar bi doonul feebaru baadoo la feebar bi dafa laaj ay moyens ndax boobaag léegi gis ngeen benn autorité bu ngeen fi jàppale wala def ngeen ay démarches ci autorités yi. def nañu ay démarches ci autorités yi même si autorités religieuses yi gis nañu vraiment ñi ngi remercier Marème Faye Sall si geste 300000 yu ñu envoyé pour sama yaay. Marème Faye may na leen 300000. waaw may nañu 300000 maa ngi koy lancé waat appel dina ko madame la première dame maa ngi lay lancé appel. pour nga taxaw ma financièrement sama kaawu yaay bi parce que loolu rek a ñu fi bàyyi parce que léppam mën na Belgique war na dem Belgique la war a dem lijjanti nañ lépp donc ñu ngi lay lancer appel maa ngi lancer appel aussi xalif général des Mourides parce que demoon naa Touba Pataay pour essayer disco mais bon ak moom activité am yeeg yooyu c'est pas évident donc maa ngi ñaan si barke wakkaana xakkan xaliyan maa ngi ñaan sëñ bi dis vidéo bi si barke wakkaana xakkan xaliyan nasru mu'minun ndax suñu borom mooy ndimbalu jaam yi moo tax sëñ Touba bindee ko noonu di lancer appel aussi Wally Seck parce que man tamit jéem naa ñëw sa kër Wally benn samedi la woon yaa de cela léegi 1 mois parce que dama jéemoon approché Awa Balde ak Griff Diouf mais kenn Griff Diouf mais ñun Griff Diouf la nga koy wax. ak Mouhamed Amar. waaw Mouhamed Amar bon jéem naa ko approché mais amoon port. ak Khadim Amar tamit amoon. ak Dieng Assou Sarr maa ngi lay def appel di la lancer appel pour nga jàppale ñu vraiment si sama feebaru yaay bii nii ma mën ko jëlee fii yóbbu ko Belgique mu dem faju ji dans des meilleures conditions waaw ndax comme li ma la ko waxee Wally jéem naa ñëw sa kër mais jour boobu man xam naa ne voyagé wuloo parce que sama cousine si jour boobu noonu tëgg nga soirée ak Fatou Géwël te sama cousine ma ngi fa woon donc ñëw naa gardien bi dàq ma ni ma nekkuloo fi mais sama yaay rek laa bëggoon nga jàppale waale ko moom it parce que feebar bi metti na ba fu metti yam parce que dama jéem a approché Awa Balde ba sonn Griff Diouf ba ñaaxarañ loo bàyyi mu woon kenn bàyyi mu autorité politique comme autorité religieuse. jërëjëf mbokk yi li tax mu wax ba dënn bi tàng mooy ñeewantu gu am ci digganteem ak yaayam di ci lancer un appel ci di rafetlu tam Marème Faye Sall loolu mu def parce que may na ko 300000 ñu ngi ñaan yàlla gën ko ful te yokk ngay nit ku baax nag première dame maa ngi ñaan nga gën a dàbbaliwaat sa loxo ndax ku 50 millions dafa laaj ay moyens dafa laaj jàppale di woo nga xam ne mooy Mouhamed Amar suma rak di nit ku baax di woo Khadim Amar nit ku baax Griff Sougou la même chose tamit di nit koo xam ne nit ku spécial nga di ci woo sama jigéenu bopp nag Dieng Sare Dieng maa ngi lay tallal loxo ndax xam naa ni nit ku bëri yërmaane nga yow tam te kuy def lu baax nga maa ngi lay tallal loxo ci sunu sœur bi nga dugal ci sa loxo te xam ne lu ci waay def yàlla moo la koy fay dimbal leen ko doomam pare na pour may ko rein mais ay moyens parce que loolu ay moyens koy def tey jii di santaat yàlla nag ci plateforme boobu 78 601 11 11 li nga xam ne moom mooy 78 601 11 11 di numéro bi nga xam ne mooy numéro plateforme Dakar Buzz Social bi nga xam ne saa bu ñuy seeti nit rek mu néew mu bëri dinañ fa jël suñu ñax jox ko biñ fa njëkkee ñëw au début joxoon nag 65000 comme ni ñuy def ñëwaat fa jox ko 50000 te Dakar Buzz dina ko joxaat yeneen 50000 ndax bëgguñu seetaan bëgguñu wax ak moom rek bàyyi ko moo tax nañ ko joxaat 50000 tey ñaan mu barkeel actuellement daal 3 millions et quelques mi ngi fi ci 50 millions leen soxla ñu ngi leen di tàllal ko ci jaamu yàlla yëpp ma jox ko 50000 yi.
am Dakar Buzz jàppale waat na ko 50 000 yu bokkul ak 50 000 yu ñu ko joxoon pays passé ak 65 000 yu ñu ko njëkkoon a jox kon bii mooy 3e fois ñu fiy ñëw ngir bëgg ngeen xam ne cas bi doy na waar tey jii taraay bi yàgg na jafe-jafe yi bari na da ngay xëy sax pour nga am fukki dërëm café sax c'est tout un problème rawatina pour mën a defi dialyse ak yooyu Dakar Buzz ñëwaat na tey joxaat la quand même la même chose li nga xam ne moom la lay jàppale muy 50 000 ban yëg nga am ci Dakar Buzz. maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox seen wàccuwaay di kontaan si ñoom lu bëree ndax ñoom it yéen it li ngeen ma jàppale waa Dakar Buzz gis naa ko saa su ne yéen a ngi may topp di xool nu ma nekkee waaw maa ngi kontaan bu baax waaw. tey lan ngay waxaat bonne volonté lay seetaan parce que xam naa ne fi nii yëf yi métti na ba fa métti yam loo leen di waxaat pour nu mën laa jàppale. maa ngi wax bonne volonté ñu jéem ma jàppale bu baax a baax pour ma mën a gaaw dem faju ji parce que instant bi sonn naa trop feebar bi damay ñaan yàlla pour teqalikoog moom waaw teqalikoog moom képp ku mu dal yal na ko yàlla teqaleeg moom parce que feebar bi métti na trop liñ ci souffrir di ko daj ñun rek ñoo koy yëg waaw des fois da ngay sonn tànk yi doo ko mën a yëkkati biir bi sonal la ngay am ay douleur doo mën a añ doo mën a reer doo mën a ndékki doo mën a def dara ndax sonn waaw. jërëjëf mbokk yi lii moo nekkoon seen émission Dakar Buzz social di wax ci nga tàllal loxo jaamu yàlla yi rek lu ci waay mën nga def ko ci te xam ne lu ci waay def yàlla moo la koy fay. li may wax rek nit moom loola yomb am na ko mu jafe bu la wér yombee am na ko mu jafe te it boo tëddee nelaw ba biddante am na ko fanaan ci ay métit boo lekkee ba desal am na ku xiif amul lu mu lekk nan ko jàppale Dakar Buzz. doguma la sax Fadel moom am na benn cathéter bi nga xamante ni dafa am partie buy feeñ ak partie bi nga xam mi ngi si biir xolam métit googu ñu jël dara dugal ko sa biir dënn bi si la nga koy branché pour machine bi. pour mu mën a def dialyse da ngeen gis sax si biir interview bi vidéo bi da ngeen gis benn vidéo bi nga xamante ni mi ngi siy def dialyse ngeen gis deret bi lu muy génnee si yaram bi di dugg si machine dialyse bi mu koy filtrer parce que rein yi ñoo doxatul rein yi ñooy jouer rôle bu essentiel si nit rein dafa am solo si nit mooy filtrer sa deret dindi impureté yi moo tax ngay mën uriner bu baax moom ni nga koy gisee nii pour mu dem ginnaaw kër c'est tout un problème parce que déjà trompe yi dañoo bouché te feebar bi moo ko waral di ngeen gis aussi vidéo bi nga xamante ni daf siy def ponction ngeen gis liquide bi lu muy génnee si biir bi mais bu ko defee day ñëwaat parce que dafa réfractaire si foie bi lay jugee dafa réfractaire. jërëjëf. tuur ndox sax maanaam léegi defatuma ko tuur ndox defatuma ko waaw tuur ndox moom defatuma ko. Massa jërëjëf di sant yàlla rek Dakar Buzz ñëwoon na fi bu njëkk joxoon ko 65 000 ñëwaat na fi joxaat ko 50 000 bi mooy 3e fois ba ñëwaat nañ fi joxaat ko beneen 50 000 di ci tàllal loxo rek di gën a ñaanal bonne volonté lu ci waay mën ci lu baax nga def ko si. Jeew Sere ñu ngi la ciy tàllal loxo di ñaan yàlla defal la jàmm defal sutur defal ko mboolem kuy suivre Dakar Buzz ci micro bi Fadel mi ngeen tàmm di gis le cadre bi am Malika laa ci àndal yàlla na ñëpp am jàmm ku ko bëgg a jàppale numéro doomam mi ngi ci écran bi waaw. dama arrêté aussi sama jàng ngir sama yaay ndax gis naa li muy def dafa metti man ma bàyyi sama lépp bàyyi sama activité bàyyi sama àdduna te xale bu ndaw laa am naa avenir bàyyi lépp ngir moom te bon comme li nga ko waxee fa bàyyi ban classe nga dem man maa ngi dama doon def développement informatique laa doon def waaw moom laa doon def donc ma bàyyi sama lépp ñëw ngir jàppale ko léegi comme li nga ko waxee Fadel képp ku ñu bëgg jàppale numéro bi di nga ko di si baaru écran bi te képp ku ñu woo pour jàppale ñu di nga ma jot man aussi ñi nekk bitim réew boo leen buggee envoyé y a les moyens de transfert maanaam Western Ria et cetera. wala ñoom xam waaw ku si am problème aussi wala pour affaire envoi boo ma contacter rek incha allah di nga ma jot incha allah. jërëjëf mbokk yi fii la ñuy wàcce sunu kàddu di ñaan daal lu ci waay def yàlla fay la ko ndax yàlla gis na lépp yàlla na ñëpp am jàmm ci micro bi Fadel am Malick ci cadre bi yàlla na ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf.